wake up in the morning time. Nico di la jox good vibes. Ndekki lu neex tàng jër. Sud FM mooy number one. Ndekki li man moom lay déglu Sud FM. Salaamaaleykum Sénégal man la Beydi bi bu bees yaa ngi ci émission Ndekki li ak maam Nicolas Imam Maodo Faye jërëjëf. Voilà, exactement 11h12 minutes 98.5, le choix de la différence Sud FM, la première radio d'information du Sénégal. Bonjour. ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di amati mbégte bu baax a baax ni ñuy amee mbégte saa su ne bu nu xëyee di àndandoo ak yéen rawatina gannaaw bi ñu jógee ci diiru weeru koor bi ñu nekkoon initié woon émission bu bees àndoon ci ak oustaz Maodo Faye en espérant que gan yi ñu fi jot dalal yépp doon nañ seen mbégte en tout cas gis nañ engouement bi ngeen am ci boobee émission wante koor gi weesu ñu dellu si ci yeneen i anam ak yeneen i fànn di dox rek ci innovation ak lépp li leen di bégal di jéem lu ñu mën ngir ngeen gën di bég saa su ne ci lépp li nga xam ne Sud FM seen rajo mu ngi ciy taxaw du ma ci wéet parce que comme d'habitude maa ngi ci ànd ak yaa oustaz Maodo Faye oustaz gannaaw bi ma la nuyoo ziar la di la béggee naan la déwénati te oustaz Maodo Faye bul fàtte sama ndéwénal. waaw loolu moom boo ko waxutoon dana ma bett lool maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp ndax lu mu dégg mu siiw te du ko bàyyi voilà loolu moom jikkoy Nicolas dama koy jébaane ci rajo bi rek waaw comme day siiwal rek ma siiwal ko moom lu mu dégg mu siiw te nag du neena du nettali c'est paradoxe hein wante loolu yëpp du tee bul fàtte sama ndéwénal waaw du ma fàtte ndéwénal di la nuyu bu baax a baax di sant ñëpp di baalu àq ñëpp di ñaanal ñëpp te mu ñu waraat déwén ay at yu bari di nuyu gan gi du ma tudd turam après nga dugal ko di sant ñëpp di sant mbokk auditeurs yi nga xam ne ñu ngi déglu Sud FM. bi la walaay gan gi de du fi gan moom. gan gi moom ci émission bi la te lii auditeurs yi internet yi am na ci ñu la mere woon lool parce que sa bër bi dafa mujjee yàgg lool waaye ci émission bi la amati mbégte bu baax a baax kon Mbacke Sylla maa ngi lay nuyu di la béggee di la ziar amati mbégte ci sa teewaay ci ndekki li te naan la yow it déwénati te bul fàtte sama ndéwénal. jërëjëf Nicolas sa ndéwénal Maodo dina ma joxe waaleel maa ngi lay fay nuyoo di la nuyu di nuyu sëñ Maodo di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñooy jàpp ci émission ndekki li ndax équipe la mujj doon di rafetlu bu baax a baax liggéey bu rëy bi ngeen fi def ci koor gi émission bu rëy gan ñu rëy ngeen waxtaane fi waxtaan yoo xamante ne wax dëgg yàlla am na solo lool loolu maa ngi leen ci ndokkeel bu baax a baax di ci ndokkeel sëñ Maodo itam di ko wax ne ko namoon naa ko lool namante woon ngeen waaw namoon naa ko oustaz est-ce que namoon nga déedéet kon nag na auditeurs yi xam ne ma kon man jàmm laa indi non nam ma ko man wax dëgg daa aay déedéet ayut kay nam ma loon waaw man nag lii sama dëgg mooy namoon naa la waaw mais man sama dëgg mooy nam ma loon d'accord kon lii sama dëgg c'est que oustaz tamit oustaz tamit dañoo kii dafa indi peace and love waaw laaj ko loolu mooy la defal peace and love yooyu itam xam nga dégg naa loolu nag Maodo loo may xeebe nii provocation yi teel na di peace and love lim jiital mooy tax ma xam li mu wax waaw même bu ma déggul làkk wi lim jiital yëpp mooy tax ma xam lan mooy peace and love n'est-ce pas mais en tout cas mbégte la def naa mbégte bi ma am moom la auditeurs yi ak mbokki internet yi di am ñu ànd doog oustaz Maodo Faye ak Serigne Mbacke Sylla en direct ci Sud FM jamono yi ñuy wax bu ngeen capté sunu chaîne YouTube bu ngeen ci abonné daa ngeen ñu fa fekk en direct wante it suñu page Facebook ñu ngi fa en direct bu ko defee dara du leen rëcc ci émission bile ñaari thèmes yu am solo fas yéene nañ ko indi wante laata ma cee ñëw damay ñëw ci actualité du jour ki def buzz du jour mën nañ wax ne mooy Barthélémy Diaz moom la Sud Quotidien xëyee tey ci xëtam bu njëkk ak bile titre Barth bombe le torse lu tax parce que démb Barthélémy Diaz def na benn sortie boo xam ne déclaré na ci candidature am ci mairie Dakar wante it wax na ci yu am solo jëmale ko ci nguur gi ak it ci opposition bi loolu day wane ne ak firndeel Barthélémy Diaz ci boppam dafa fas yéene positionné wu bu baax a baax un petit extrait de li mu waxanteeg askan wi démb ñu déglu ko. du ma fi masla ak kenn du ma fi raay dana wax parce que yàgg naa opposé wu te lu may gis tey du opposition soxlawul ay réunion yu jeex opposition du réunion nit maa ngi dégg ku ñuy wooye Mokhtar Souran bi suma mag manqué nuyu di ko siyaar au passage Mokhtar Souran nee na lu muy ñaawlu mooy président Macky Sall daanaka ci ay calcul politicien rek la nekk ma ne ñoom ñu demoon ci dialogue politique
ñoom ñoo xam lan lañ fa jëlee dëkk bi mënul nekk ci ndóol bu mu nekk. mu ngi doonu loolee lu pàcc bu ndaw la ci li nga xam ne Barthélémy Dias waxtaane ne ko démb oustaz Maodo Faye Serigne Mbacké Sylla nan ngeen gisee Barthélémy Dias Barth de macha allah il se positionne d'abord j'interpelle le journaliste Maodo. waaw xam nga Barth moom naka jekk parti socialiste la nekk. moom nag il faut ñu jéem a comprendre ay jaar-jaaram xool itam nan la soqeekoo ci politique. pour ñu mën a xam ni position bi mës a changé. parce que xam nga papaam mu ngi doon politique. am na jamono yoo xam ni nekkatul woon ci parti ba mu nekkoon ba mu yàgg papaam formé parti politique. ba mu yàgg mu dem PDS mais ak yi ci am yëpp moom ba papaam sax Abdoulaye Wade nommé woon na ko fi ministre. mais firiwul taxul Barthélémy changé. ndaxte kooku waajur gis nga ni mu fooree. alors xëy na ñoom ñaar dañoo am respect boobu kenn ku nekk ñu bàyyi mu en tant que catholique kenn ku nekk doxal sa li nga xam ci wàllu politique. beneen bi ci tegu itam mooy bi ñoom Khalifa Sall amee problème parti socialiste loolu umpul kenn ak coow li ci am ak yu demee noonu dafa resté ci fi mu ci conviction changé wu ko. bi mu nekkee fii maire dalal naa ko fii ñaari yoon li mu wax ni waxoon na ko nee na woon dañ koy xoj maanaam gouvernement bi. ci maire Mermoz dañ koy téye fii subvention bi bari dikkul. n'est-ce pas léegi nag moom mu ne opposition bi lii mu gis nii du opposition. du opposition waaw parce que dañoo yolom. waaw maanaam dafa nekk di positionné wu de telle sorte que. xam naa Barthélémy dafa toog science ne man daal lan moo waral man may bàyyi ñeneen. ci opposition bi di nekk ci kanam man may nekk ci ginnaaw. lan moo war a waral man ma war a féete ci ginnaaw te war a mën a féete ca kanam. kon instant bi Mbacké Barth mu ngi wane ne non seulement bëgg na mairie Dakar. wante xam naa ne oustaz yi àggoo fa wante Barth bu weesoo mairie Dakar li muy viser c'est beaucoup plus haut. waaw li ci ñu Maodo wax rek xam nga Barth moom man li ma seetlu ci moom mooy rek nit la koo xamante ne saa yuy wax. boo ko xoolee da ngay jàpp ne kii li muy wax loolu la gëm. te itam li ma dégg mu wax dara soppeeku waat ci bëriwut. politiciens yi ma dégg it ñuy sensé ak péete nga xam ne bu tayee ñu far ci langue gi bu subaa ñu far ci langue gi daa mel ne moom bokkagu ci. beneen bi ci des tam da ngay yëg ne ku tàng la ci wàllu maanaam daal ku tàng deret la. loolu nag tax na ku mel noonu buy wax ay calcul da dul bari ci moom. xam nga léeg-léeg maa ngi Maodo mën nañoo ànd di wuti dara Maodo di ko wute ci benn système man ma di ko wute ci système beneen léeg-léeg damay jàpp ne Maodo ci calcul la nekk bu demee ca dialogue ba ma ne Maodo mii day calcul li muy def gëmu ko li muy def nangam fekk dereeti ndaw ak xadaru nit mën na koo yóbbu ci moom day jàpp ne franc parler bi ak fésal sama dëggu ak wax ni ma ko bëggee loolu mooy li nga xam ne loolu laa bëgg xam naa Barth sax sénégalais yu baree bari bu fekkee dese nañ koo xaw a kii tuutee kës néew léeg-léeg xeetu position boobu ak xeetu waxin wi sénégalais yi def ci am ñoo xam ne ñemewuñ façon boobu dañ lay tàccu nag parce que yow la ñuy def général de guerre bi waaye duñ pare pour ànd ak yow jox la seen bopp waaye yu baree bari daal ci moom neex na ma lool ci position yi ni mu koy jëlee ak ni mu koy fésale Barthélémy Dias ak Ousmane Sonko seen xëccoo ci opposition bi nar na ta ça c'est la jeunesse là est-ce que dañuy xëccoo ñoom ñaar il faut que mu am le kii ba ne woon foog làmb ji am parce que kenn benn instant tamit kenn du nangoo topp sa ginnaaw morom en fait li ma ci xam daal mooy bu xëccoo jotee waaw li opposition bi mujj a wax xaw ma leen ciy soppeeku wala déet ndax ñoom dañuy dem ensemble loolu la ñu wax waaye nag wóorul ndax politique la mën nañu dem ci anam c'est ça ci ay anam mën nañu yaa ngi ñu tàqali ko c'est-à-dire que déclaration bi daal loolu la ñu wax en politique tout est possible mais kii moom leeral na bopp nee na moom day wuti maire yi léegi nag xëy na moom ku muy àndal yaa xam wala ku muy fekk si wala ku koy fekk si waaye moom parce que moom leer na oustaz sànq dama ne mairie bi mairie la quoi Barth maire la waaw mooy local yi rek mais Barth li muy visé gën na kawee loolu moo tax ma ne la xëccoo bi nar na tar oustaz tamit bu ñu àggee beneen level beneen affaire lay doon très bien mais xam nga comme bële ñëwagul te bii lañ dëgmal te mënuñoo jéggi bii dem ca bee nañ wax bii mooy annoncé bee nag waaw bii mooy annoncé bee mais bii sax daa ñëwagul waxatuma la ak bële bii mooy annoncé mais bii sax daa ñëwagul di dama yaakaar ne ñoom ñaar sax même bu ñu demoon ba war a xëccoo sax loolu moom xam naa ci kanam la mais fi mu ne dama yaakaar ne ñoom ñoo bokk kenn kuñ bëgg a xëccool beneen bi ci des mooy Ousmane Sonko ak Barth maanaam daal ci dayoo ci politique daf ci am yuñ ci wuutale yu bari ci sama gisin mooy kii ab chef de parti la boo xamante ne nii ba mu jógee ba léegi nekkut ci beneen parti man ngaa wax ne ku fondement parti boppam la ànd ak mbooloom te laaj na am réew benn yoon jël ci ñetteelu position bokkut ak koo xamante ne ci biir parti la nekk te xëy na bu doon am na kuy topp ci ginnaawam fi mu ne automatiquement li xel yi di xalaat mooy Barth mooy dem ranger wu ci ginnaaw Sonko waaye du Sonko mooy dem di ànd ci ginnaaw Barth après Barth tamit am na fu mu toll fu mu effectivement waaw man mi am naa fu ma àgg ak yow ak Maodo waaye àgg yi day sutante àgg yi day sutante da nga ma bëgg
wax ne level yi bokkul. bokkut damaa jàpp level yi bokkut di Ousmane Sonko moom boo ko bëggee gam-gam leeg Barthélémy Dias ci politique fii xanaa ëllëg loola mën naa nekk waaye jamono ji ñu toll moom ñoom ñaar nekkuñu ay naataango ci wàllu politique. kon loolu je laisse commentaire yi internautes yi ñu joxe ci seen xalaat ak seen gis-gis ndax level yi benn lam du benn loolu internautes yi ñoo ñu ciy gindi puisque ñu ngi tudd Ousmane Sonko am na coow bu fi am fan yi ñu weesu Mbacké ma des ak yow mooy la xewoon ca Touba Ousmane Sonko dem ziyaare ji xalif bi mu jur coow coow li ko waral mooy xalif bi ci boppam am na ay kàddu yu mu jibal ci kanamu Ousmane Sonko ñii ne Sonko lay waxal ñee ne waxul ak Sonko affaire bi indi jiixi jaaxa Mbacké Sylla nan nga jàngatee loolu laaj bu ma neex sax la laaj boobu ndax bu ñu waxee ne xalif bi dafa toroxal nit wala dafa wax nit ay kàddu yu koy blessé dama naan ñooñu dañoo xamul sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa du toroxal kenn du toroxal sax koo xamante ne nii nit kuñ jàpp ne ku baaxut la rawatina koo xamante ne dafa am yéene defar am réew ku mu wax ay kàddu ñu déggee ca loola yow ma ko ca déggee yaa ca déggee loolu mais moom loolu du jubluwaayam dañuy faral di wax ne moom dafa baax a baax ba ku mu gis sax ak mbaax dong lay xool ci yow beneen bi ci des mooy damaa jàpp ne sax Ousmane Sonko dafa amee ndam ndax bu demee ba mën a toog ak xalif général des mourides xalif bi jox ko considération wu kii am na lu muy wut ci réew mi am na lu mu bëgg ba tax mu mën a yëkkati ay kàddu di ko jox en tant que baay la buy jox kàddu doom nga xamante ne ñoom ñaar dañuy waxtaane li ñu bokk ñoom ñaar Ousmane Sonko moo ubbi débat bi parce que ci li ma gis moom moo wax xalif bi li fi xewoon ba xamal ko ne ko sa njaboot ñi ci faatu bari na ci ñoo xam ne say njaboot lañ wan ko ne ko sama parti bii boo ci génnee ñi nga xam ne ñooy sa njaboot dara du ci des tàmbalee ko ci man mii nit bu la waxee loolu nga yëg ne yaa ko yilif sañ nga koo digal sañ nga koo tere sañ ngaa joxe sa xalaat ci la muy def léegi nag buñ génnee nag ñafar fële ne da koo toroxal ñafar fii ne da ko doon campagnal jàpp naa ne xalif bi waxut pour defal Sonko faveur waxut pour detteel ko waaye daf doon wax en tant que nag ku leen ëpp responsabilité parce que sëñ Mountakha moo ëpp responsabilité Macky Sall ci réew mi moo ko ëpp Ousmane Sonko moo ko ëpp ñëpp ndax moom daa am nit ñoo xam ne dañoo ñëw yaakaar ko te ñooñu ay carte boolewu leen ak moom campagne leen mu war leen a défendre fii moo tax bi mbir yi amee mu yëkkati alalam joxe kooku war naa mën a yëkkati ay kàddoom joxe nañ ko interprété bi gën a rafet bi gën a yell ak jëmmam moom te mooy jëmmi nitu yàlla koo xamante ne nii amut intention toroxal kenn est-ce que du li mu jubal par rapport ak Ousmane Sonko ak événement yi fi jotoon a xew est-ce que du looloo tax nit yi focus ci kàddu kilifa bi déedéet maanaam problème bi kay fi mu ne mooy rek événement bi fi xawoon a xew moo jeexagut ba léegi maanaam yow mii def émission tey boo analyser ba pare dana am ku ne Sonko nga doon defal affaire am koo xam ne daa faral Sonko moom parce que Sonko itam daa am ay militant ami talibé ñoo xam ne amuñu sago tey boo waxee lu baax ci moom dañ lay tàccoo fukki loxo juróom mais boo defee benn critique bu ndaw internet bi doo ci doy fi mu ne même sax dama doon tiit bi ñëwee sëñ Mountakha wax na dara ci Sonko parce que am na ñoo xam ne amuñu sago dañuy daal di wax joo xamante ni la mu koy yàqal moo ëpp la mu koy jural te loolu daa àndut ak politique ab sëriñ sax wala yonent sax danaan wax ba noppi nit am ci ay xalaat rawatina politicien nit day d'accord ku d'accord ak moom d'accord ku d'accordut ak moom te du tee mu doon lim doon am na solo laata maa ñëw ci Sonko lii gis nga de ci caatu Sud FM bi jamono ji ñu nekk en direct ci YouTube ñaari xalaat yu wute Asmalik ne Mbacké loolu sa xalaat la mais Barthélémy Dias Sénégal kenn du ko fi laaj borom Daaru Fall moom ne Sonko est plus populaire mais Barthélémy moo ëpp expérience politique yaa ngi gis débat yi déjà mu ngi ci internet bi ñooñu kat kenn mënu leen a tontu n'est-ce pas yéen ngeen di bind rek ngeen ñëwoon fii kay après ma tontu leen ngeen tontuwaat mu ngi noonu mais le débat est ouvert n'est-ce pas voilà Oustaz Maodo Ousmane Sonko ca Touba ak coow li mu jur après waaw xam nga politique dafa salte kilifa day dem ànd ak mbootaayam ci wàllu politique seeti kilifa am koo xam ne kii jóg gi mu jóg neexu ko mu ne naa ci xëpp suuf loolu ci politique lañ nekk Sonko deful dara lu aay Serigne Mountakha waxu ko benn kaddu bu dérangé wu wala bu aay Serigne Mountakha dafa naa ne sax kon ak yeddaange lay doon ci moom bu fekkoon ne wax na loolu ndax da ko maanaam niveau am tollatul fu muy gérer ay détails day ñëw wax la principe dem yoonam principe yooyee muy wax da la Serigne Mountakha wax Sonko mu déglu ko ci noppam noonu la walaa ba ci man mii waaw Sénégal yëpp ko bokk ñëpp la doon waxal c'est-à-dire que nekkul woon koo xam ne ki defa naan nangam ji yow mii nangam mel xulu wala da ko mere woon wala yu demee noonu maanaam bu ma la déggee mooy ku ne da nga koo war a aakimoo yooyu voilà wante ñu bëri ñi commenté ci internet beeg yooyu li ñuy wax mooy li tax mu jibal yooyee kàddu ci Sonko te defu ko ci keneen mooy maanaam kon am na non loolu erreur la xam nga li kulli makkaanin maqaal maanaam
place boobee loolee la laajoon loolu la wax bu keneen ñuy wax loola mu wax loola. sëñ Muntaxa nag mën nag di wax lu ne lekk mu wax lu dëng. ka fa ñëw wax fa wax joojee tontu ba nii la waroon a mën a demee. mais tontu la boo xam ne bii bu daj la. bu ñu tax miimal la nekkul loo xam ne da koo jagleel. donte ki doon génne kàddu gi moo koy taatan ci ay noppam. mais wax jooju man déglu naa ko dama doon wax naan ñi doon commenté ci affaire yi xanaa dama ndax ànd nañoo ak seen sago. parce que Serigne Mountakha waxul lu déranger nit ki. te sax man jàpp naa ne Ousmane Sonko li Serigne Mountakha wax déranger wu ko. parce que luy yëwénal. luy baaxal. benn bakkan sax ku ko rey nangam ak naaw loolu sax Sonko jàng na ko. ndax loolu xam nga dafa am yoo xam ne. nekk ci sax di ci tardé man damaa jàpp ne ñiy wax loolu politique la ñuy def. pour demante ay tànk ak yooyu rek. parce que ngeen yaakaar ne kàddu yooyee ci soññ la ñu koy wax conseil. mën na jëriñ Sonko à l'avenir ci avenir politique am quoi. man damaa yaakaar ne sax mën naa jëriñ ñëpp. ndax bu waxee ni ñi wut am réew maanaam benn bakkan dong maanaam rey ko. wërte jaral nit mu jot ci am réew maanaam dafa war a bañ loolu. loolu damaa jàpp ne ñëpp a ci war a gis seen bopp. ki muy toog di waxal nag kooku dafa ëpp sens ndax moom la jàkkaar lool. beneen bi ci des maa ngi door a comprendre sax nag léeg-léeg li tax sëriñ si ñu naan nañ wax te duñ wax. li tax kilifa dem fa ba àgg wax ba noppi ñu ñaanal la nga jóg dem ndax gannaaw boo waxee yow mënoo wax ci détail. te nit ñi say wax dañ koy yóbbu ci niveau détail. di ko détaillé di la jaabaa jonge te yow nga am yeneen i priorité yoo xamante ne moo la ëppal loolu day mu jàgg da ngay noppi ci li nga waroon a wax. te boo waxul ñu ne lu tax waxoo te boo waxee ñun ñu jël wax ji ne diw lay waxal diw waxut ak diw te nga jabooti ñëpp loolu dafa metti ci kilifa daal. c'est vraiment nañ ci bàyyi xel bu baax a baax loolee mooy pàccu wàllu politique bi ak li nga xam ne xew na fi Sénégal jamono yi li ci mujj di Barthélemy Diaz ak sortem bi démb wante it sorti Ousmane Sonko bi mu def ca Touba jamono yi weesu te cellule de communication am wane ci benn xeetu communication ci loolee ñu jàpp ne faveur la kilifa bi di xalif bi defal kookee di Ousmane Sonko 11h28 yéen a ngi ci ndekki li ma ànd ceeg Serigne Mbacké Sylla ak Oustaz Maodo Faye beneen pàccu waxtaan bi dañ koy jàkkleel li xew jamono yi ci actualité ci àdduna bi muy diggante Israël ak Palestine coow li daggagul bomb yi def naa Oustaz Maodo Faye yow journaliste nga. xam naa ne li xew jamono yi bomb yaa ngi ñu ngay bombardé ba tey. waaw dama bëggoon rek ci tënk. nga fàttali ci tënk rek de origine coow lii di Israël Palestine ndax man fii laa bi ma juddoo fii laa fekk coow li. bëri naa ci morom yoo xam ne dañoo juddu fekk fi coow li bu ñu ñëwaatee ci origine bi lan nga ñu ciy tënkal. waaw xam nga bu ñu ko toppee ca cosaan la moom ca cosaan la. xam nga bànni Israël yàlla daf leen a tudd ci alquran. waa affaire suuf yi sax est-ce que foofu terre promise boobu ñuy wax ak yu demee noonu loolu beneen mbir la. waaye ñoom amuñu woon suuf soo xam ne si ca lañ mën a wax ne fii moo doon seen cosaan. lu dul ne dañoo dellu ci seen suufu maam. léegi nag bu ñu jéggee loolu lépp nga xam ne ci wàllu diine la ak yu demee noonu nañ dem rek ci gën a gàtt rek nii. lii du guléet ci diggante Israël ak Palestine. 1967 xeex nañ. xeex boo xam ne bii moom la ñu duppe woon Kippour ci seen làkk boobu mooy Ramadan rek ndax samedi la dajeeloon am na xeex boo xam ne bii ñetti fan lañ ko def boo xam ne bii 5 juin la woon 67 ba 10 juin mu jeex am na boo xam ne bii 73 lañ ko defoon. am na it yoo xam ne yi jiituwaatoon na ko am na yoo xam ne dem nañ ba dugal ci Hezbollah libanais ak yu demee noonu léegi nag. li xew foofu noonu nga xam ne moo dox ci diggante Israël ak Palestine bañ fa yóbboo en 1947. bañ fa yóbboo Israël xajal leen foofee te anglais yi nekkoon fa xajal leen fa. Israël yi ñoo njëkkoon a gën a bëgg a négocier au début. pour mën a am kenn ñu def ñaari état. ba bu njëkk ba arab yi dañoo bañoon loolu it fokk nu fàttali ko de affaire bi nii. dafa am yoo xam ne nit ñaa ngi ciy commenté di xamuñ sax lu xew. ba gars yi bañee Israël yi amuñ ci nu woon doole ndax ñetti yoon sot nañ ko de. Syrie. Jordanie. Égypte. dal nañ ci kaw mu duma leen. te dañ ko bett. benn xeex la ci Israël provoqué. mooy bi nga xamee ne Égypte moom moo demoon ci wetu détroit de Turin boobu nga xam ne moo demoon ci wàllu bande de Gaza. di def ay manœuvre di yore ay gaal foofu xaw koo wër. Israël yay dem attaqué leen. ñu xeex bañ xeexee nag. Israël gañewaat tamit foofu. mais suuf soosu nag. ñaaray mën a am. ñoom ñaar ñu séddoo ko kenn ku nekk ak sa pàcc. jàmm na ñooy kenn ku nekk ñu jox sa état waaye kenn amul pouvoiru mën a génnee kenn ki. palestiniens yi. ñoo la gën a xam ne amuñu pouvoir mën a génnee arab yi israéliens yi. israéliens yi aussi amuñu pouvoir mën leen a génnee foofu parce que ñoom li ñu wax dañ ne.
bi ñu xeexee ba pare ay Golan xam nga Golan ci Syrie la bokkoon. waaw léegi Golan boobu band bu fu bari ndox la fu demee noonu. waaw ñoom néew duñ wax ne duñ wax ne ko dañ ko occupé de. terre conquise la ñuy wax. terre conquise. est-ce que xam nga loolu yëpp jàng nga tubaab xam nga lu ñu firi. mooy lu ñu rëccoon ñu delloosiwaat ko ñun ci guerre bi. maanaam dañoo xeex ba nanguwaat ko téye ko ci suñu bopp jàppale seen suufi maam la. alors que arabe yi nag bu dee ca cosaan ñoo jiitu woon foofu ci parti. mais comme ñoom lañ doon wër. te yow jàng nga Hitler fi mu jaar ak ñoom. gis nga holocauste bi gis nga tamit deuxième guerre mondiale ñu dugal leen ci ay camps de concentration Tallinn. lakkate leen nangam. am na ci koo xam ne kii dafa ne man bi ma déggee sama baay ne man juif laa. léegi nag créé nañu benn état juif nee na gàcce gi ma am ci àdduna mosuma ko am. donc ce qui fait que problème bi mooy. li ciy diine. boo ko xooloon d'accord ca cosaan la. 5% la li ci des lépp politique la parce que Palestine xam nga lu ñuy laaj. Israël ak Palestine. oui ndakate kon liñ ciy coow diine yëpp. ay 5% lay war a toll. bëriwul coow li politique la. ah Israël Palestine bu ñu demee ONU lu ñuy laaj suñu état la ñuy laaj da nga dégg ñu ne alxuraan la ñuy laaj wala diine l'islam la ñuy laaj état islam Palestine la ñuy laaj te mosoo dégg benn déclaration. bu benn ministre bu nekk Israël ne noonu on est là dañuy xeex l'islam wala yonent bi seen yoon nekkul ci loolu. problème politique la ak it géopolitique. voilà c'est ça. kon Mbacké Sylla kon ñun lu ñu ci. bu fekkee ne affaire bi politique la kon ñun lu ñu ci. lu baree bari moo ñu ci nag Nicolas daanaka mën nañoo wax ne lépp lañ ci war a doon. dañ cee war a taxaw bu baax a baax parce que itam ñaari xaaj la bu ma déggee loolu sëñ Maodo wax. da ci am loo xam ne xëy na politique la ak coowal suuf. nga xamante ne bu fa ñeneen dëkkoon ñu duti arab it sëñ Maodo ma koy wax démb waa Israël mën nañoo dal seen kaw nañ dale ca kaw ñee. ndax mbirum suuf la du mbirum diw la wala diw. loolu benn xaaj la. bu doon xaaj boobu dong la àdduna su baree bare mën nañoo taxaw seetaan wala ñu àtte leen ci yeneen i taxawaay waaye nag bu dee ci wàllu diine itam pas-pas daf ci am solo ndax foofu yi nga xam ne fa la ñuy xeexee muy baytul maqdis nga xamante ne tey nekkoon na xibla jullit ñi xam nga foo xamante ne amoon na dayoo ci ñun ba bu ñu julli dañ fay jublu laataa ñuy jublu ci kaaba gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy rañaan dañ fa daan jublu fa lañ doon jublu fa la yonent bi di jublu di julli ba ñëw Madina fa la jotee na laa taqalluba wajhika fi sama fala nu waliyannaka xiblatan tardaaha ba aaya jeex suñ borom door koo wax ne ko nay jublu ci kaaba gi ndax booba fekkoon na yahood yi siif yi doon wax ne ñun fi ñuy jublu di jaamu yàlla moom it fi lay jublu buy jaamu yàlla li ñu wutaleeg moom bëriwut suñ borom nag ci teraanga ji mu defal jullit yi ñu nit ñuy jublu ci kaaba gi loolu ci histoire bu gudd la waaye li ma bëgg a wax rek mooy solo si li nga ne ñun lan moo ñu ci beneen bi ci des bi yonent sallallahu alayhi wasallam di rañaan bi mu jógee Makka ca masjidil haram dafa dem ca masjidil aqsa door faa jóge dem ca boroomam loolu day tegtale beneen dayoo boo xam ne moom la am dëkk yi nga xam ne moom la yonent bi wax ne moo jara dem tukki ngir ak jaamu ji yàlla bi mu tuddee ñëw ci jumaam ji wala ñëw ci kaaba gi ñëw ci jumaam ji bu amee beneen bu ko ñetteel dëkk boobu lay doon dem ca baytul maqdis dem siyaare ji lu toll noonu ci ay jullit su fekkente ne am na ñeneen ñoo xamante ne nii mën nañ caa jot te buñ ca jotee mu nekk ci yeneen loxo yu dul loxo yu jullit loolu dellu ginnaaw la ci ab jullit ba ko Seydina Omar di ubbi maanaam di jot jullit yi di ci teg loxo xëy na loolu doolee ñu ci jotale ak bari mbooloo doole moom lu mu la jox doole mën na la koo xañ doole lu mu la jox ka ñàkkoon doole mën naa amaat doole nangu si ko wala nit ëpp la doole ñëw nangu ko ala kulli alin dafa am benn xaaj bu ci nekk boo xamante ne néewal doole ak insistance ki koy dégg même bu dee sax ki muy dal ku mën a doon bu dalee ci nit rek war na koo naqari rawatina nag bu dalee nag ci mbokkum pas-pas léegi oustaz Maodo Faye da nga xam nga yow journaliste maîtriser bu baax a baax histoire loolu waral sànq ma ne dañuy ñëwaat à l'origine de coowal kii te da nga koo tënk sax léegi nag yow da nga wax lu am solo ne mbir yi bu ñu indi jiixi jaaxa parce que politique bi moo ci ëpp sax religion bi Mbacké ne mënuñoo teggi religion yi ci mbir bi parce que religion bi tamit ñun ñoo ko bokk très bien waaw léegi ma léegi sax di waxaguma ne dañ koy teggi dama ne 5% la ci war a doon gis nga lii Mbacké di wax nii ci wàllu jàkka jooju taal nañ ko ñetti yoon maanaam jumaa jooju toj nañ ko Roumain yi jaar nañ fa ñu defaraat ko ba xanaa nag ñetteel bu ñu ko tojee xam nga fu ñu jëmati xam nga problème bi mooy bu fekkente ni dañ koo jàngat ba jàngat ko li mu wax nii loolu ci taarixu l'islam la ñu bokk ko ak juif yi ndax yonent yàlla Muusa yàlla da ko tudd ci alxuraan tudd yooyu ñoom Daawuda ak ñu demee noonu alors problème bi nag bi yooyu yëpp amee ñoom dañuy wax ne kenn gënu leen ay ci maanaam lii muy wax nii yahud yi loolu la ñuy wax dëgg la maanaam li mu wax nii ne ñun tamit suñu suufas maam la jàkka ji ñoo ko moomoon yéen jullit yi même bu leen fi fekkee tamit Daawuda alayhi salaam fa la nekkoon nangam ak nangam problème bi li muy wax ni jullit yi xam nañ ko waaye jàppale wuñ leen jullit yi la wax de ci àddina bi li Mbacké di wax nii xam nañ ko tous les pays musulmans rek laa wax léegi kay problème bi mooy lu tax jàppale wuñ foofu laa jëm déglu ma rek ma wax fa waaw
Maroc moo yore woon ki nga xamee ne fi mu toll nii ci Maghreb bi lépp loo xam ne jëm na ci wàllu Palestine ñu xool nu ñuy mën a négocier affaire bi pour jàppale Palestine rek leneen digganteem ak normaliser na digganteem ak Israël Arabie Saoudite mi ngi ci tànk yi parce que booy bi Benyamin Netanyahu dalal na ko pour mu fexe nu muy def moom itamit ba normaliser wu beneen bi ci ko Qatar dem na lijjanti digganteem ak Israël te ñoom ñëpp ay bàyyi fi seen mbokkum bopp de te lii Mbàkke di wax ñoom jàng nañ ko mais tegtalewul ne ñoom buñ ko fi bàyyee rek waaw dafa nag ci dëgg moom non dafa nekk ci dëgg dafa am leneen lu nekk ci ginnaaw waaw dafa foofu laa jëm beneen bi ci tegu jàkka ji muy wax nii gars yi nangu nañ ko ba noppi jërul bañ a nangu nañ ko nangu rek israéliens yi nangu nañ ko ba noppi loolu bëgg a wax foofu booy julli dañ lay contrôler ñoom ku fay dugg dañ lay contrôler da nga am foo war a yem am na foo wax ne fi danaa la fii doo fi dugg ba na fab seen capital loolu bëgg a wax ci diggante réewu jullit yi kon ci àdduna bi dañoo doyee di dañoo àndul foofu looluy dëgg gi léegi àndoon dañuy def bloc comme ni Iran def ne xam nga Iran dafa wax ne chaque vendredi ci dernier weeru koor gi jumaa jooju nga xam ne moom la Mbàkke doon wax dama ko déclaré mu nekk Quds ñuy dem di reyante ji benn réew jullit fekku ci ñëpp ne teg xanaa loolu kay par solidarité iman gi yàlla def ci ñoom waroon naa tax sax benn réew daal ne alhamdulilah Iran ndax yow la nga def nangam dañoo lànk beneen bi ci tegu Hezbollah bii bi Hassan Nasrallah jiite ci Liban xam nga lu mu waxoon benn jour attaqué en 2001 attaqué ci frontière bi ndax ak Liban dal ci yahud yi dal ci israéliens yi ban lot Makka def autorisation def communiqué Makkatal Mukarrama daal ne neexul ba neexul waaye Hezbollah moo tooñ c'est-à-dire que ñun jullit yi ñoo àndul en réalité. léegi sëñ Mbacke Sylla kon ñun jullit yi ci àdduna bi ci boppam déggoowuñu ci loolu. dara ñun Sénégal. xanaa ànd ci bañ a ànd. waaw d'accord ñun Sénégal ñu bëgg a jël loolu kon fu mu nekk nii aakimoo ko. jël ko féetale ko sunu kii naka la ñu mën a expliquer. et puis beneen bi ci tegu. Palestine. waaw c'est néewuñu ñoom ci seen constitution état islamique la de. wax déedéet. non ba léegi sax loolu Palestine du état islamique. majorité musulmane. majorité musulmane comme le Sénégal. loolu sax leneen la li sëñ Maodo doon wax am na fu mu daaneele fi mu daaneele laa juboo ak moom mooy maanaam tey bu ñu ñëwoon àdduna si yëpp état islamique yi fi nekk réewu jullit yi dañoo ànd ak Israël damay jàpp ne tëgtalewut ne daa war a tax ñu ne Israël moo ne ci dëgg xam nga waxuñu loolu non xam naa damay def am njàngat ci maanaam ci loolu waaye loolu li ma ciy déggee mooy kon Israël amal na leen njariñ wala am na yuñ séq ak moom ci ay intérêt personnel parce que ñun les fois dañuy wax Màkka ñun jullit ñi bu ñu ko waxee tey ñu dellu fa waaye Màkka day ñaar dafa am xaaju diine ja fa wàccoon ku baax ka fa nekkoon ak yeñ fa moom ñun jullit ñi waaye am nag ñoo xamante ne yëf yi daa nekk ci seen i loxo ñooñu di sàmm seen i photo yi ak nooyaa yaag la fa neex xam nga lu fa jullit yi moom waaw aj Màkka ñëwaat waaw mooy moo tax ma ne yeñ fa moom léegi nag kii sàmm ab photo yam ak di sàmm ay intérêt ka koy sàmmle tam jàpp ne loolu armement maanaam ci wàllu xam-xam ci àdduna ci communication yu bëree bëri dafa tegu ci seen i loxo ñooñu danañ maslaa ak ñoom seen kéemtalaayal kàttan waaye moom bu delloo ci taarix bi muy wax léegi daf may wax ne ma Israël état maanaam année sàngam lañ leen fa jox état maanaam 47 wala 47 léegi kuñ daggaloon 48 ñu sampal leen fa am na nag lu ko jiitu woon léegi tey jii boo nag lu jiitu woon 47 xam naa loolu effectivement parce que boo delloo ci taarix yonent yàlla Ibrahim mi nga xam ne moo fa njëkk a ñëw ba mu fay ñëw am na 70 ans dund na fa 100 ans ay doomam génn nañ fa Yuusuf génn na fa état bi la wax état génn fa waaw voilà bu dee forme état bi am na lu jiitu loolu tey bu ma ñëwoon fii ci rajo bi tey wala nga ñëw tey ci Sénégal ñu ne la yow ci la lañ la daggal yaa ko moom ngay yokk nag suuf maanaam tey suuf yi dend ak yow ak lu ne nga ne sa suuf maam la di nangu bu yàggee bu ko Gambie doon def bu yàggee mu dugg ci biir Sénégal bu ñu ëppee doole très bien nag Mbàkke nag loolu nag bu yàggee mu ëpp doole loolu nag ni mu la naqaree nii waaw su jullit yëpp defoon bloc dem ci mbootaayu xeet yi tàppe ci taabal ji ne lii suñu mbokk mi du leen ko seetaane mais dañuy jàppale sax Israël ci loolu waaw mais loolu xam nga yow da ngay wax jullit yi mais da nga naan rek ay nit ñuy défendre seeni intérêt ñooñu defuñu ko ci ngëm-ngëm maanaam ñi koy def loolu moo tax ñu ñàkk jàkka ji xam nga ñun fii suñu réew ñi ngi naan suñu njiitu réew da cee war a wax ñun jullit ñi da nga gis imam bu naan président daa war a wax dañoo war a woo ambassadeur bi dañoo war a def nangam mais léegi am na yoo xamante ne di ci pousser yenn calcul yi teg ko ci sa ngëm-ngëmu bopp yow leneen la parce que dafa am na yoo xam ne seeni intérêt la ñuy défendre non bu keroogee xam nga lu ñuy def kon bu ñuy waxati Israël nañ ci génnee l'islam ok ndax lan parce que xam nga lu tax parce que problème bi comme mënuñu ko ciy génnee te ñi waroon a bootu nekk l'islam jàppale wuñu Palestine kon kay léegi fu jëm man a yow ñoo bokk lu ñuy wax ñooñu la yaakaar dañ ci ñoom maanaam tey l'islam bëtam xonq
ñi yor doole l'islam ji réew yi ne ay état islamique lañ jullit yi di fa dem bàyyi leen xel ñooñu taxawuñ pour défendre l'islam ci seen ay autorité liñ taxaw ngir défendre ko mooy seen intérêt yi bopp ak ku leen amal njariñ Amérique bu sëqatee ñoom ñëppay fekk mais jullit yi faale wuñ leen loolu mooy dëgg gi après di ngeen d'accord ak man que bu weesoo sax religion bi néewal doole ci boppam ak faat non loolu baaxul loolu kenn du ci am loolu kenn du ci dama ne bu réer bu ñu weesoo religion bi sax waaw li xew diggante Israël ak Palestine ci àdduna bi diggante boobu dong lay xew waa àdduna di seetaan Afrique gii boo fi déggee tey benn coow bu ne cocc nga dégg ñu ne ONU jóg nañ CEDEAO jóg nañ maanaam force yi am ci àdduna bi yëpp jóg fas yéenee atte jàpp ne loolu teguwut ci yoon loolu démocratie loolu du nangam coow lu ñu yang-yangal li fi Maodo lim ci ay guerre booba nëga ni te kenn mënu leen a teg ci taabal tracé mu leer lépp lu ñetti at Israël dana moom day laal firi lépp day laal Israël dem Israël te kenn du ko sanctionné Israël mësuta d'accord ci benn résolution beneen bi ci tegu Union européenne boo demee ci seen site bi daan ya fa nekk yëpp Israël bokku ci dina sanctionné yëpp Israël bokku ci kenn du ko laal beneen bi gis nga li Mbacke waxale Birmanie barki les Rohingyas la ñu ngi leen doon génne ñuy jaar ci ndox mi ay jullit di dee benn gaa yëpp ne pat nekk seen problème boobu ay junniy doomu aadama Birmanie gis nga la fa taxaw ña ngay rey jigéen ñi jullit di leen rendi chinois yi am na politique boo xam ne boo nekkee jullit dañuy raxas sa bopp digg ko yóbbule ci ay camp de prison yu demee noonu benn jullit du wax c'est-à-dire que l'islam ci boppam moo amul ku ko jooyal loolu kon loolu problème bu rëy la ci àdduna bi wante ci ñu nag dañ fi nekk di théorie rek di wax n'est-ce pas ci réseaux sociaux yi ci réseaux sociaux yi danaa ñëw ci yéen léegi puisque ci réseaux sociaux yi bëri ñu leen di interpeller yéen ak seen i morom ne yéen a ngi fi di xeexal ay arab loolu lañ koy waxee te nit yu ñuul yi nekk fi di souffrir ci àdduna bi te kenn du leen ci dégg jamais lan ngeen di wax ci tool xam nga Mbacke may ma tuuti li nga man loo ci waxtaan yu demee noonu damay faral di wax ne Nicolas tant que dindi wuñu ñaar yi duñu ci lëndam la ñuy dem mooy réewum arab ak réewu jullit maanaam parce que làkk arab taxut a nekk jullit il y a des pays des pays yoo xam ne yi arab lañu te gëmuñu yonent bi demal Liban ay chrétiens ngi ci ak yu ni mel liban la demal ci jàkkay Liban yi ci seen église yi waaw boo fa demoon dimanche tey arabe ya ñuy wax ku leen ko gën a dégg ak maxaar yor xuruf amul mais gëmuñu Rasulullah nit ñi nag dañuy def confusion defe nañ ne kuy làkk arabe yu neex di xaddamal ak def ay fasaha ñu defe ni kii mooy waaja fekk ne kooku mën naa am sax bokkul ci diine l'islam léegi nag problème bi mooy ñun ci suñu bopp li ñuy jooy nii ñii suñu théorie yi ci rajo yi nii oustaz yi nii nangam ak nangam gis nga li ma waaji waxoon ne ma damaa fab sama benn téere risaala yóbbu ko ci benn réew arab mu waaji fab ko taal ko ne ma kii xalaatu boppam rek lay wax c'est-à-dire que ñun dañuy fekk comme li gars yi wax léegi dañuy fekk ñun suñu lu lëng ñu bàyyi ko fa nekk ci benn problème boo xam bi ñoom naar yi ñoom gars yi de loolu la ñuy wax ci problème sax xeet lañ ko jàppe ci réseaux sociaux yi dañu naan nit ku ñuul jamais ñu dégg ñu koy xeexal yi de xeet xeexal mais yéen daal bu ñu nee Palestine rek ñëpp jóg Mbacke noo gisee naar yi moom xeexalu ma leen lu am solo la sëñ Maodo nag sërxal na ci biir waxam yi yu baree bari yoo xam ne am bari na ci yoo xam d'accord ma ci ak moom mais su ma bëggee seppi yëpp du fi xaj danaa ko jàppal idda mais sërxal nga yu garaaw waaw yi ma xërxal yëpp mën naa ko dayal waaw d'accord léegi bàyyi ma développé léegi li internet yi wax waaw li internet yi wax xam nga léeg-léeg ñu wax ko ñun li sëñ Maodo wax xeexaluñ maanaam nit ku weex wala nit ku ñuul man jàpp ma ne man su ma ciy wax man ci cadre Israël ak Palestine wax naa léegi ne maanaam injustice nit ku nite du ko nangu sax ci ab noonam rawatina ku ñuy tudd di tudd wàllu ngëm-ngëm ci moom ab jullit nag daa am lu ko booleeg mbokk jullitam xam nga ñun dañ naan bu ñu loolu daloon doo dégg benn naar wax ci wala ñu ne ñi ngi seetaan nit ñu ñuul ñuy souffrir nit ñu ñuul ñiy souffrir ñi ci war a wax ñun bu dee ci lañ bokk dañ cee war a wax maanaam day wax ci diw waxut ci diw tegtalewut ne daa wërta wax ci diw dafa war a wax ci lépp loo xam ne lu jaaduwut la lu am ci àdduna mu wax ci beneen bi ci des ab jullit dañ ko wax ne ko na nga ko bëgg ngir jullitam ji wa ahbibil mu'mina lil iman wal tubqidil kaafira lil kufraan gis nga nag lim jàng nii laa ilaha illallah mooy rey laa ilaha illallah maanaam li mu jàng ne jullit bi dafa war a bëgg jullit bi nga xam ne maanaam am ci moom lut foog waaw ñun nag par contre bi nag ñun ñoo reyante nag waaw d'accord léegi loolu mooy maanaam wax jàngi fi waaye gëmuñu ko waaw d'accord Maodo xam nga loolu leneen la man li ma bëgg a tontu mooy li nga bëgg a wax mooy dañuy coow nii rek waaw baax na mais au fond dëgguwul mais bu dëggu woon laa ilaha illallah du rey laa ilaha illallah déggal li ma bëgg a wax daal man loolu Maodo ci muy sërxal la bokk loolu wax ju xóot a xóot la ju mën a yàgg mais li ma bëgg a wax rek mooy tontu kii wax ne loolu la ma ne ko am na ñoo xam ne buñ cay wax dañoo jàpp ne ab jullit
la ñuy néewal doole ñuy défendre seen mbokkum jullit ni leen ko l'islam digale alxuraan digale leen ko noonu léegi nag ndax nit ñu ñuul ñuy souffrir dañ leen a war a taxaw wala dara loolu itam am na ñoo xam ne ñu ngi leen di taxaw léegi combat yi kay na kenn ku ne mën a benn combat est-ce que nit yu ñuul yi souffrir ci àdduna bi wala ci Afrique sax ñu ngi leen di taxaw ni ñu waree ñu ngi marche ni mu waree ñu ngi coow ni mu waree bëggoon na maa xam yan nit ñu ñuul ñooy souffrir ci àdduna bi bëri na ci ay événement yu fi am ak nit yu ñuul ak yooyu bu may yóbbuwaat ci li xewoon mais yéen li ñu wax nii jox ma jox la exemple yu jeex joxal exemple loolu kay da nga koy bàyyi ak man gis nga boo demee tey li xew Niger xaw Burkina Faso te France nekk fa ndeysaan di yore ay fetal force barxaan bi di pour jihadis yi bañ a nangu nguur geeg yooyu ak yu demoon ak la xew Tchad yaa ngi indi njaxas de waaw dafa ndànk rek exemple lay joxe par rapport ak dafa ndànk rek ak nit ñu ñuul ñi ni ñuy souffrir yi ci yeneen ak li xewoon Afrique du Sud yu demee noonu da ngaa dégg benn naar bu ci wax nañ ma wax rek ban réew arabe moo ci def déclaration amul te pourtant li Mbàkke wax ñoom jàng nañ ko comme ñun c'est-à-dire que ñun ci suñu bopp ñu duñ dem en réalité nañ ko nangu rek luñ ko layal xam nga ñun mën nañu fa nekk di layal jàng aay gars yi jàng nañu aay de waaye topp ñunu de après problème bi mooy oustaz Maodo ak Serigne Mbacké wax nañ ne également Israël ci boppam ak ñooñu ñuy tuddee juif également tey bu ñu dee xool ci àdduna bi danoo bëri koppar nag bëri na ci àdduna bi waaw yoo xam ne gérer communication moom waaw dafa taxaw yoo xam ne ñoom juif yi ñoo ko taxawal wala ñoo bëri xaalis peeru bëri xaalis boo xam ne réewu jullit yu bëri yi ngeen di tudd nii mënuñoo kii ci loolu parce que ñu ngi cee gis seen intérêt loolu it beneen problème la mais xam nga problème boobu gis nga Màkka kenn ëpp ko xaalis ñee dañoo am xaalis ba pare am fulla Màkka am na pétrole aj li fay dugg ci aj Màkka gi ay nangami centaine de milliards la armement yi nga xamee ne ñooy contrôler aj Màkka gi nga xam ne avion yooyu di naaw di kii américains yi leen koy jox et que seen système de radar bi nekk ci kaw israélien ñoo koy contrôler même attaque gi ñu attaqué Yémen xam nga Yémen dëkk bu frontière la ak Màkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yónni na fa ndaw pourtant bi leen Màkka di attaqué benn réew tubaab néew ci ay arab ñu mel ne seen doomi rek seen i baay di làkk li ñuy làkk ñoo dajaloo songu leen ba noppi Israël nag di jox ay information Arabie Saoudite pour ñuy gën a dal ci Yémen c'est-à-dire que ñun suñu bopp ñoo taxawul dëgg gi bu jotee nañ ko wax te pourtant naar yi lu ñu fi jàng rek jàng nañ ko waaye ñun ñi moom ñun ñi noir yi nu moom dañoo am sawar a wax rek faalewul léegi ngir tëj gannaaw Sénégal boobu ba léegi ñu ngi indigné wu indignation boobu dem na ba ci léegi te def naa week-end bii di ñëw dañuy wàcc sax ci tali bi ngir indigné wu ci lii xew ak Israël la muy teg Palestine jamono ji jaaduwul liñ koy teg jaaduwul léegi ñun tamit engagement bi ñu am jaadu na waaw engagement ba mu ba di ci marche waaw marché waaw d'accord loolu kay d'accord naa ci d'accord nga ci waaw waaye daal Palestine moom waaw ñu ngi li ñu leen di def jullit yi bu ñu taxawoon def benn say kenn du leen ko def Mbacké waaw bu boobaa ñu tàmbali ci ñun def suñu waar rek comme li ñu wax man damaa jàpp ne daal li yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne ku gis lu jaaduwul ci penc mi ñetti niveau la am na koo xamante ne da ko war a dindi ci loxoom am ko jéem a dindi ci làmmiñam am koo xam ne da koy metti lu ci xolam ñi ko mën a dindi seen loxo mooy ñii ñuy joxoñ mooy kilifa yu mag ya réew yu mag yi ñi mën a signé ay nangam ñi mën a yebal ay soldats ñi mën a jël ay position loolu nag munkar googu lu jaaduwul loolu moo xam Israël la xewee moo xam Yémen la xewee moo xam Nigeria la xewee moo xam Niger la xewee moo xam Syrie fu mu mën a doon ci àdduna bi règle bi benn la mooy bu ñu jëfandikoo li ñu war a jëfee kenn ku nekk da nga caa war a bay saw làcc am koo xam ne làmmiñam la man su ma toogee ca jumaa ja di xutba wax ca la ma ca xam informé jullit yi wax ak ñoom ci diine wax li ma ca xam ki mënut loolu toog ci xolam mettit lu ko waaye nag ñun contrôle bi moo am boo demee Arabie Saoudite tey ca Kaaba ga ña mën a jël ay armes yabal ko wala ñu wax ak nit ñi ci taabal ñoo taxaw di ñaan ñoom ñoo jël ñoom bi gën a faible lañ jël mooy yàlla na nga dooleel Palestine yàlla nag ñu delloo Quds yàlla nag ñu nangam boo paree naan sa ataaya tëdd loolu dara du bi lay wax nga dëgg Mbacké nag tey maa ngi doog a jubóog yow waaw yaa ma fekk rek mais yaa ma fekk si de maa ngi sama logique de moo tax ma jubóog yow li nga jox moom d'accord naa demal naa ko oustaz waaw gannaaw ba ngay tàmbali liñ naan gannaaw ay jàmm waaw gannaaw ba ngay tàmbali da ko attaqué léegi fin bi nga ne jubóo ngeen parce que li wax di dëgg gu wóor la dañ ci nekk naan yàlla may ñu allahumma ahlik nangam yàlla gis nga nañ am jom te taxaw xam naa bu ñaanee ba noppi war a takku de moom ndax ñaan moom ñaan kese du faj aajo moom n'est-ce pas am na solo oustaz Maodo Faye Serigne Mbacké Sylla dellu di leen bëggee ak di am mbégte gis nañ ci chat bi ak ci direct Facebook bi ak YouTube bi jamono yi réaction yi bëri nañuy rafetlu seen waxtaan ñu leen ci jaajëfal bu baax a baax ndax ay borom yi xam-xam lañu te ku ci ne am na niveau boo àgg boo xam ne boo waxee rek ñi am xel ci boppam daanu xam fa ngay waxee ak la ngay wax c'est très important oustaz Maodo Faye jërëjëfati yàlla na sa taxawaay yàgg
Serigne Mbacké Sylla jërëjëfati yàlla na sa taxawaay yàgg. Internet yeeg auditeurs yi ñu ngi leen sant di leen gërëm may sant di gërëm équipe technique bi ma àndaloon ak équipe digitale bi surtout def naa yéen a ngi gis amélioration yi may jéem a indi équipe bi ma àndal ñoo ci taxaw ñu ngi jéem lu ñu mën de. non déet yow kay ngir affaire yi gën a nice. non nice na amul gën a fa nice sax nice na macha allah kon loolu internet yi peut-être dinañ juger bu ñu gisee vidéo bi nga xam ne moom la ñu def ci ndekki li bu New Look édition 2021 Mbacké daa dellu si ëllëg am déet loolee quiz la bu may lancé ci kanam tuuti ci page Facebook bi parce que Mbacké dafa mel ni daf bëgg a kiiwaat quoi. non mën naa ñëwaat waaw léegi nag Mbacké dafa bëgg a delluwaat ay Amérique yooyu noonu dem di seeti ay Biden yooyu noonu. non Mbacké daa dëkkul fenn Mbacké bool gee fa dëkku fa. léegi da nga maa bëgg a def ab israélien. waaw da ngay dem rek. voilà amul suuf amul suuf daal d'accord. léegi Mbacké day dellu si ci ndekki li ëllëg am déet loolu quiz bi daa ko lancé ci page Facebook bu Sud FM seen rajo bu ko defee Mbacké nag xanaa internet yi nag bu ñu exiger nga dellu si nag foofu moom dootoo amati lay. amul problème n'est-ce pas. merci beaucoup les jeudis on va recevoir de grandes personnalités. d'éminentes personnalités. am na ci benn personnalité bu mag boo xam ne jeudi bi mooy ubbi bu ko defee chaque jeudi désormais ci ndekki li loolee daan ci ñëwaat ëllëg. incha allah ak oustaz Maodo kon sama gars yi jërë ngeen jëfati. jërëjëf merci beaucoup merci à tous de nous avoir suivis bonne journée n'oubliez jamais viser la lune on se retrouve demain et merci aux sponsors qui vous ont offert l'émission leader ndekki li émission nandite yi ba suba ak jàmm. afraad yi ci daraja awliyaa urrahman ci daraja ay ak masaayix yi yàlla may nu jàmm ju mat sëkk may nu dund bu mat sëkk